salaamaaleykum suñu mbokk internet yi mbégte ak bànneex la ñuy am saa su ne di ànd ak yéen ci seeni programme ci www.thies24.com tey jii ci seen émission Thiès waa ñuy dalal Baye Bille Sow Baye Bille ñu bàyyi la nga présenté wu ci suñu mbokk internet yi. asalaamaaleykum wa rahmatullah yéen mbokku téléspectateurs yi ñu ngi leen di nuyu di leen sant di leen gërëm bu baax a baax a baax ñun nag Baye Bille mu sëñ Saliou Touré lañ ñuy wax ñu dëkk Thiès ñuy gën a xamee nag ci Ahmadou Sow ñu nekk koo xam ni blason bi ñu yore mooy jéem a di yee doomu aadama yi daanaka éveilleur de conscience muy loo xam ni moom la ñuy mooy suñu mission mooy fexe doomu aadama yi yeewu ndax ki ñu yar dafa nañu nit bu nitewul des koy jëriñoo kon ñun suñu mission mooy jéem a fexe nit ñi yeewu loolu mooy dox bi kon ñu ngi nuyu ñëpp di leen sant yéen ñi nga xam ni yéen ay def émission bi leen sant bu baax a baax di ñaan yal na suñu borom dolli leen yokk leen barke suñu Tuubaa. amiin waaye amiin ñu bokk lépp jërëjëf Baye Bille ci loolu tey dañu bëggoon a waxtaanee benn thème boo xam ne nii mën naa ne thème de société la te moo ëmb lépp muy l'éducation des enfants waajur yi léegi est-ce que téye nañ seeni doom di leen yar ni leen war a yare. waaw soxna Xadi li nga wax ni lu am solo la ndax fi jamono toll bu ñu nee dañuy waxtaan ci waajur ak doom rek wax nañu loo xam ni moom mooy xaqiiqa société bi waaye liñ ci mën a tënk mooy dañuy jéem a leeral lan mooy waajur jéem cee dolli lan mooy doom jéem ci waxtaane rapport bi ñaari ñooñu am ndax waajur mooy ki nga xam ni yow tànnoo am doom suñu borom moo la ko jox bu mu la ko joxee ba pare dafa am lu mu la ci sas kon te doom it mooy ki nga xam ne tànnul fi muy juddoo suñu borom moo ko jaarloo ci aw yoon ni ko nag nii laa bëgg nga yoreel ma yoon wi kon dafa mel ni ñoom ñaar muy diggante waajur ak doom seen diggante rapport la boo xam ni nit ñi dañ ko war a xam rapport boobu nag damay faral di ci waxtaan lu bari bari mooy responsabilité ak pouvoir ndax am doom du pouvoir du daraja du bànneex waaye responsabilité la am waajur it du pouvoir du bànneex responsabilité la ndax waajur wi il est responsable ci doom ji mu jur mooy fexe ba lii ma suñu borom jox fexe ba lii yàlla jaarale ci man fexe ba lii nga xam ni suñu borom si man la ko wàcce mu bañ a yàqu ci sama loxo waajur bi loolu mooy rapport am par rapport ak doom ji mu jur doom ji tamit responsabilité bi mu am ci waajuram mooy kii nga xam ni suñu borom jaareel na ma ci moom ma fexe ba nga xam ni lii mu jaarale ci man du yàqu ci moom muy benn rapport boo xam ne moo nekk diggante waajur ak doom léegi nag dañoo seetlu ni waajur yi dafa mel ni dañoo bàyyi seen yoon ndax dañuy rey dafa am lu ñuy rey ci xale bi mooy nga jur doom naan mënalu ma ko dara jur doom naan ko yow doo tekki loolu boo koy wax ci xale da ngay rey am na looy da ngay rey sens de responsabilité ngay rey ci nit kooku léegi nag su màggee ak moom xale bi dafay dugg ci débauche fekk ni waajur yi moo ko toggoon ci moom parce que xamul responsabilité am responsabilité mooy xale bi su tuutee da nga koy jéem a jox valeur pour mu xam luy valeur jéem ko jox responsabilité pour mu xam responsabilité wax ko ni yow doo sama bànneex waaye sama responsabilité nga waaye léegi da ngay am doom di ko bëggee di ko topp ci lu ko neex di bëgg lu ko neex mel ni pouvoir la wala mel ni da nga ko war a satisfaire si benn besoin fàtte nga sa responsabilité moom mooy dugal xale yu bëri si débauche kon 80% responsabilité li dal xale yi c'est la responsabilité des parents. kon ci gàttal su ma comprendre bu baax fi nga waxee mooy que ne parents yi dañuy faillir en quelque sorte ci seen responsabilité. maanaam taxawaay ba ñu waroon a taxawee pour yar ko seeni doom loolu mooy dem ba xale bi dootul mën a am éducation ba mu war a am. ci éducation boobu day dem nag reflété wu ci société bi. est-ce que mën nga ñëw ak ñun tuuti ci loolu. waaw ndax gis nga xale bi bu ñuy waxtaan lu bari dañuy accuser xale yi waaye man du ma dee accuser xale yi ndax xale bi
ki ko mag ndax xale yi fi ñu jëm dañu xamatul seen bopp léegi ñun ñoo war a fexe ñu xam suñu xale yi xam seen bopp pour société bi mën a taxaw ndax société bi c'est un mot mais société bi mooy waajur yi plus xale bi wax naa ko ci commencement bi waajur plus xale égale société te xale bi moo war a dépendre si waajur bi waajur bi moo war a prétendre defar xale bi mu jub kon société bi loolu la c'est un mot rek société démocratie développement sont des mots rek mais la société mooy parent bi ak doom ji ak waajur bi ak xale bi. ci kaw loolu comme ni nga ko waxee sa biir kàddu da nga ne société bi mooy beneen parent bi nga xam ne du yow. mais bu njëkk ba dañ daan gis ne tey man damay wax sama doom. ni ma ci amee droit éduquer noonu la ci tierce personne bi sama morom mi nekk ci biti am droit éducation mais léegi dem gis nañ ne société bi yàqu na de sorte que ne kenn amatul droit yar doom kenn. loolu volet social la léegi loolu nag gis nga volet social boobu la ñu bàyyi ndax suñu borom dafa ne wa'tasimu bi hablillahi jami'an wa la tafarraqu léegi loolu la ñu bàyyi dañu jël li suñu borom wax ñu teg ko di dem ak suñu xel ndax suñu borom dafa ne na ngeen booloo ànd jàppandoo ci benn buum bi ma yóbbu leen loolu mag ñi loolu la ñu déggoon nga xam ne tey jii yow am nga droit di yar sa doomu morom parce que day fekk yaa ngi ci yoon bi nga xam ne moo bi jub man amoon naa droit boobu mais léegi avec l'évolution li ñuy wax évolution parce que dañuy copier loo xam ne moomuñu ko dañuy jël yëfu tubaab bi copier ko su ñun te ñun duñu nekk tubaab léegi bëgg parce que référence bu africain bi jël plus particulièrement sénégalais bi dafa lay wax ni par rapport ak dëkku tubaab bi te bokkuñu ay réalité léegi dañoo bàyyi suñu réalité di jéem a dabu réalité tubaab bi léegi réalité tubaab boobu duñ ko jot ba pare dañuy perte la ñu amoon moom moo tax société bi moo tax parents yi nga xam ne ñooy société bi perte nañu seen valeur ndax mënatoo yar xale ndax tey jii man amatuma droit dóor doomu jàmm ndax mënuma yóbbu police léegi dama koy bàyyi mu yar ko ni mu ko bëggee léegi loolu mooy rapport bi nga xam ne dañ ko rey suñu bopp dañoo bàyyi li ñu moom dañ ko rey jël li nu moomul loolu nag gis nga toog waxtaan conscientiser nit ñi rek mooy solution parce que actuellement ni ñàkk nañu bu ñu sàgganulee dinañu ñàkk loo xam ne danañu ko wër ba deet dootuñu ko am danañ parce que du ñu nekk tubaab mukk du ñu nekk américain mukk du ñu nekk asiatique mukk ñun ay Sénégal rek la ñu doon au lieu parce que kenn ku ne li lay jëriñ mi ngi sa bay sa wewu tànk suñu société bi dañ ko jël adapté ko ci société beneen boo xam ne du suñu bos léegi moo tax day naqari suñu par exemple le pouvoir dañ koy adapté ci étranger yi même suñu doxalin même yar bi sax dañ koy adapté ci loo xam ne ñun moomuñu ko tu vois que là pour mu amaat cohésion bi day xaw a métti mais nag mën na am parce que bu nit ñi yeewoo rek lépp teguwaat ci yoon bu nit ñi yeewoo rek lépp teguwaat. jërëjëf Baye Pilé su ma la déggee bu baax occidentalisation bi bokk na ci lu ñu jural suñu perte des valeurs yi te perte des valeurs yooyu dafa impacter suñu société ba impacter suñu éducation doom yi tey jii ci tënk soo ci doon tëkkal loo ñu ciy ñaax société bi. voilà da nga wax léegi lu am solo lu Léopold Sédar Senghor waxoon c'est-à-dire enracinement ouverture c'est-à-dire loolu dafa leer ouverture cela ne veut pas dire nga dem mel ni kenn mu mel da ngay dem tànn ci moom li baax c'est-à-dire conserver yow li nga yor si lu baax parce que ni ko ne am nga lu baax am nga lu bon lu si yow nga bàyyi jéem a wàññi sa lu bon téye sa lu baax jël si keneen lu baax waaye ñun dañoo bàyyi lépp lu ñu am jéem a topp ñee parce que li ma la si mën a wax mooy dafa am loo xam ni dafay valable en Europe te du valable en Afrique am na luy valable en Afrique du mos a valable en Europe parce que dafa am loo xam ni naxante c'est-à-dire dañuy nax di ñu nax parce que c'est une façon de coloniser les gens autrement c'est-à-dire toujours ils ont une méthode de coloniser les gens de jël sa xel teg ko ci benn affaire par exemple je vais donner un exemple le mot laïcité le mot démocratie socialisme marxisme c'est-à-dire amuloo loo xam ni mën nga ko gis teg ko mu concret lépp ay mots la rek léegi nag te da nga siy gis ni Afrique dañ siy liggéey pendant 30 ans après ñu suul boobu marxisme anamu romb nañ ko ñu andi socialisme anamu romb na ñu ngi si démocratie romb na après ñu andi laïcité teg ko ñu wax ci après ñu romb c'est-à-dire loolu la ñuy tardele léegi su ko defee nag da ngay jàpp ni léegi évolution bi mooy ma mel ni tubaab léegi fi mu ne nii boo melul nit boo jàngulee école nekkuloo dans un bureau yow considéré nañ la comme un analphabète boo jàngoon arabe wala nga jàng wolof
wala jàng pël wala ba mën ci bind lettre ba am ci master tu es toujours considéré comme analphabète parce que jànguloo tubaab xam nga lu aliénation la loolu mooy li nga xam ne moom la ñu war a xeex dafa am loo xam ne il faut que ñu yeewu ci te buñ ci yeewoo lépp dana baax waaye nag du ñu bëgg tamit ñi nga xam ne ñoo ñuy téye ci bés ñu du ñu bëgg ñu yeewuñu. Je vais te donner un exemple am na ay termes yoo xam ne wala ay xew-xew yoo xam ne ñun xamuñu ko woon mais dañuy ñëw andi ko ba ñu waxtaan si ba ñu diaboliser ko par exemple ay problème yu bëgguma sax tudd yenn yi mais dañ koy teg si penc mi di ci waxtaan au niveau des télé di ci waxtaan au niveau des rajo ba nit ñi miin ko léegi bu ko nit ñi miinee dañ koy yeb léegi bu ñu ko yebee léegi dañ ko pour jural ko société bi day yomb léegi nag façon yooyu comme genre homosexualité. très bien voilà loolu laa la bëggoon tuddal c'est-à-dire xamuñu ko woon xamuñu woon luy loolu mais ils ont parvenu teg ko ci penc mi def ay débat télé c'est-à-dire c'est une façon de jàngal ko les Sénégalais c'est une façon de jàngal ko les Africains def ko débat télé ba Sénégalais yëpp xam ko parce que am na ñoo xam ne xamuñu ko woon tey ji am na mag ñoo xam ne bu ñu mosaan dégg loolu dañuy dem jàpp tuub di wax astaghfirullah xamuñu ko wala bu ñu gisee daw léegi diaboliser nañ ko di ko noonu la ñuy def c'est-à-dire pour ñu miin loolu dañ koy diaboliser léegi nag loolu naka la société bi defaroo ci loolu parce que léegi xale yi yu ko xamul woon dañuy jéem a découvrir loolu. kon nga baal ma mais kon média bi kon am na lu muy joué ci. gis nga intoxication bi gën a bon média bee koy def média bi parce que ñi nga xam ne ñoo war a médiatiser dañ leen di bës du ñu jóg c'est-à-dire les télé les rajo yi nga xam ne dañuy déstabiliser la ñuy gën a favoriser parce que Sénégal yëpp defuñu quoi y a des parce que dafa am loo xam ne boo ko laalee léegi dig jël si la mais te mi ngi fii y a des choses yoo xam ne média bi am na ñoo xam ni ils sont victimes des médias lu ñu dégg ci média lañ jàpp dëgg la lu journaliste toog si télé bi wax rek pour ñoom loolu dëgg la xam nga ko aliénation la moo tax publicité am na ñoo xam ne ils sont victimes de la publicité c'est-à-dire loolu média bi dafa am responsabilité boo xam ne 95% lu war a defar société bi tey si média yi la waroon jóge moo tax seen responsabilité daf ciy rëy ba nga xam ni mais li muy détruire nag moo gën a bari. waaw mais foofu aussi nuance am na. ndax c'est pas tout homme de média qui est journaliste. très bien. waaw raison de plus auparavant pour être journaliste wala pour nga génn télé wala pour nga wax rajo am na foo daan jaar am na qualité am na lu ñu daan tegal Senghor par exemple Senghor le ancien président journaliste moo saan def faute mu dégg ko dootoo wax rajo faute. xam nga ko mi ngi doon yar Sénégalais yi si jàng mel fan la leen doon yar pour ñu jàng tubaab bu jub bu fekkoon dañ ne ku wax loo war ta wax télé bi ñu génnee la da nga toog télé bi wax lu naqari sëriñ ku toog télé bi wax lu naqari keneen après daal loolu moo leen neex donc média bi vraiment dafa sensible je profite de cette occasion pour dire ñi nga xam ne ñoo nekk ci média bi encore une fois ñoo xam ne ils ont une très très grande responsabilité dans la société. waa kay Baye Billé jërëjëf. jërëjëf suñu mbokk internet yi ñu àndaloon ci www.thies24.com comme seen émission niñ ko daan defee saa su ne ak yéen tey jii ñu ngi dalaloon Baye Billé Sow muy éveilleur de conscience ñu waxtaanoon tey jii ci ni waajur war a téye doomam ak impact société bi ci éducation xale yi ñu leen di jox dig daje beneen yoon incha allah. merci beaucoup jërëjëf.